ci li xew ci biir internet bi tey nag comme ni ko Baye waxee léegi c'est le grand retour de Merry Beye Diouf Merry nuyul téléspectateurs yi namoon nañ la jot nañu beaucoup de messages ñëpp di la laajte foo nekkoon ci loo nekkoon. Ndiaye, c'est un grand plaisir de te retrouver sur le plateau de li xew ci biir internet bi di aussi retrouver ñi nga xamante ne nii ñoo tàmmoo di seetaan li xew ci biir internet bi ci heure bu baax bi déggatuma nga koy wax léegi da nga ko bàyyi. non midi plus tax. ah waaw non lépp léegi à partir de midi la heure bu baax bi. heure bu baax bi kon ba léegi ñun ñoo ko bokkandoo heure bu baax bi donc di leen retrouver avec joie comme ni nga ko waxee jeune maman ak samay lex vous allez vous y faire mi ngi fa mi ngi noonu di nelaw j'ai eu du mal nag moo tax may repousser waaye bon. finalement léegi moom quoi. finalement c'est un plaisir en tout cas jaajëfal Jokko ak Macky xam nga ni week-end bi yëpp mën nañu wax ni hashtag bi nga xam ne ñëpp mën nañ ko doon communiquer li ciy waxtaan. mu nekk initiative bu baax bu am solo. waaw benn initiative le concept sax la ñuy wax que bi nga xamante ne moom mooy permettre aux jeunes d'une localité donnée. bi nga xamante ne dinañ mën a waxtaan ak kii di suñu président de la République. en direct loolu mu nekk une sorte d'administration moderne d'administration digitale. bu mu daal di commencer déjà je pense que c'est samedi. avec les jeunes de Pikine mu nekk aussi benn initiative digitale parce que ñu ngi ko doon wax souvent que ne le président ak toute son équipe dañuy jéem de plus en plus di digitaliser wu te lii aussi c'est un pas en avant Ndiaye. ñu waxtaan ak président sans filtre maanaam communiquer directement en visioconférence mu nekk lu am solo loo xamante ne pourtant initiative bu yàgg la depuis 2012 ndaw ñaa ngi ci góorgóorlu waaye ba fi mu ne nii bu ñu amee 10 ans après wala lu ko ëpp suñu njiit yi commencé di ci yëngatu lu nekk lu am solo loo xam ne mbégte lay doon pour ndaw ñi waxtaan nañu kenn koo xamante ni bokkoon na ci intervenant yi di Jaga Fall mu wax ñi yëg-yëg bi mu am mais surtout initiative bi nga xamante ni ñu ci bari ñu ngi koy saluer. ànd ko suñu xalaat ci jokkoo ak Macky tey mooy idée boo xam ne bu intelligente la bu président am ànd ko Kodou Aïcha Faye ak jëkkëram vraiment mu nekk loo xam ne tey li ñuy saluer la vraiment loo xam ne la bon mun naa ni ça vient à son honneur ndax peuple bi soxla woon nañ ko vraiment soxla woon nañ tey proximité bu demee nii ak seen président donc mënuñu leneen lu dul di ko rafetlu tey boo seetloo tey foofu li ko soulevé wu ci ay problème président toog en tête di ko régler te aussi day am benn suivi parce que tegal nañu benn plateforme ci jokkoo ak Macky bi nga xam ne dina wan ni jeunes yi ñoo fi ëpp am nañ ci doole lool et puis lecture bi ñu ci mën a def même par rapport ak loolu mooy ni que gis nañu daaw ci heure bi mois de mars réew mi bëroon na ay yëngu-yëngu jeunes yi amoon beaucoup de revendications te tey on a vu également que ni digital boobee jeunes yi bëri na lu ñu koy utiliser te boo dee xool pratiquement jeunes yi tey ñëpp a connecté donc li ñuy wax inclusion vraiment tey dafa am fii ci biir Sénégal te buñ ko dee xool rek ci statistiques yi pratiquement on a. Cheikh Bamba li ñu ciy wax am na solo wax nañ ko ndaw ñi léegi mbirum digital la miin nañu hashtag yeeg miin réseaux sociaux yi miin Facebook miin Twitter miin TikTok d'ailleurs ci kanam dinañ ci ñëw mais lii en tout cas lu am solo la ñu ko saluer bari nañu ñenn ñi ciy gën a xalaat di pousser seen réflexion mooy pourquoi maintenant pourquoi ñu bàyyi ba moment bi mais en tout cas li ci am solo mooy visioconférence yi ñu doon def mais li ci gën a leneen li ci am solo mooy dañ doon wax yenn questions yi nga xam ne day concerner yenn ministères yi. ministre bi ci boppam mën a interagir ministre bi nga xam ne moo yor question bu ni mel. mën a interagir en live loolu en tout cas c'est super cool. waaw c'est très cool et puis dafay permettre aussi à ce que ñi nga xamante ñooy population bi ñu gën a jege lii di administration Macky Sall moo xam PR la moo xam ministre yi parce que la plupart du temps les remarques étaient faites que ne ñoom jegewuñu trop localité yi xamuñu lan mooy problème ñuy jànkonteel. donc li tamit occasion la boo leen amee vidéoconférence ngeen interpeller ministère bi nga xamante ne moom moo nekk en relation ak yéen su ko defee defe naa fu mu ne nii moom lépp dina mën a leer avec ça. baax na initiative yu dañ ko daan gis ay France ak États-Unis gis nañ ko ak États-Unis jamonoy Obama gis nañ ko France ak jamonoy président Macron bu yàggul dara ak TikTok. boo moytu sax dina am ñu ko jël TikTok ko. wan leen xanaa moom ngay waaj yow aja. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد
وصلى مسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك ما يصفون والسلام على رب العالمين président wa allo gis nga président bi nee na ko nii mooy yéene bi la yéene bi président la dafa connecté bu leen fàtte mukk dañuy maye ay t-shirt ay maillot émission bi émission cadeau la dañuy joxe ay téléphone portable maillot Sénégal plus étoile xam ngeen étoile du ay caaxaan depuis 6 février ñu ngi bëggee démb la woon am 1 mois noo dundee Coupe d'Afrique bi yow. ah man kay xam nga man déjà man du ma fut yow xam nga ko xaw ma fu ñu tiiree mais penalty Coupe d'Afrique bi ñi di fut sax waaye fut nañu. non jour boobu ni ma stressé non si ngay xam ne patriotisme dafa am doole. you fait un travail extraordinaire. merci beaucoup moo tax ñu ngi profité di ci may internet yi seen maillot ak kaay solo jaajëfal Makhtar aussi ak t-shirt yu am solo yi c'est pour vous c'est t-shirt champion d'Afrique surtout mois de mars bi nga xam ñi ngi pare double confrontation. Égypte Sénégal Égypte. gars yi profité lii dem ci stade Abdoulaye Wade. am na leneen loo xam ne day soxal ndaw ñi muy action citoyenne Sidi Diop gis naa ni ci week-end bi ñu ngi koy partagé depuis Diourbel. moom dafa jël foo xamante ni dañ ko doon def mbalit. mu jël ko dindi ko ba mu set raxas bu enfin mën nañu ko wax nettoyé ko ba mu set. defal loo xamante ni place bu ku ko gis agréable et surtout nekk loo xamante ni aussi lu am solo la gis naa ni ci week-end bi yëpp ñu ngi koy partagé. waaw loolu dafa nekk li ñu tuddee action citoyenne si suñu émission mais aussi di ñaan ndaw yi ñu gën a di def loolu parce que bu ñu xaaree lépp mairie yi wala administration yi suñuy gox ñoo ko moom place boo xamante ne suñu doom yi wala suñu rakk yi ñu ngi fay dem di fa fréquenter. il est bien bu dee ay sën la wala bu dee ay dépotoir ñu defar ko ba mu baax donner le bon exemple c'est toujours bien. am na solo leneen li du bon exemple mooy li xew TikTok. mooy léegi xale yu jigéen ñi rek sa mbokk yi. waaw ku ci bëgg forme wala teint wala machin def dem jëli say produits yoo xam duñu ay médecin wala duñu ay pharmacien di ko jaay ci TikTok bi lu doy waar la benn phénomène boo xamante nañ ci gën a def gëstu mais surtout lii baax nañu alerter téléspectateurs yi. waaw benn phénomène la boo xamante ne de plus en plus dafay jël ampleur parce que xam nga léegi li nga ko waxee ku nekk yaa ngi yor sa téléphone yor sa télé bu ndaw ku nekk yaa ngi yor sa TikTok mu nekk benn page boo xamante ne nii di nga ci mën a def lu la neex mais def lu la neex aussi on ne vous dit pas de mettre en danger li nga xamante ne moom mooy la santé de nit ñi yenn saa yi di nga am ay astuces mais il faut aussi surtout ñu bàyyi xel que ne santé dafa primordial lépp lu jëm ci teint lépp lu jëm ci der lépp lu jëm ci deret lépp luy dugg c'est pas du génne loolu facilement donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax et aussi ñuy dem ci docteur yi di laajte moo gën a wóor. baax na ndaxte léegi jamono internet la ku nekk lu la neex ngay partagé mais surtout balaa ñoo jëfandikoo dara surtout rek gis benn produit naan lii baax na. te ñi ci seen xam-xam màcc waxuñu ci ñun de bu nekk léegi mooy am oui semaine bi incha allah nañu waxtaan ak benn borom xam-xam mu alerté ñu baax ndaxte du rek ci forme yeeg yooyu ci bëñ ñi tamit gis naa ni temps yi ñëpp ay dentiste lañu ci réseaux sociaux yi. Ah bon? Donc am na solo ñu alerté téléspectateurs yi nañ ci ñëwaat gën ci def ab gëstu te loolu baaxoon na ci émission bi dañ koy def TikTok ci la ñuy des. léegi ci xew fële ca Russie soxal nañu bari. fi mu ne nii dañ ko dakkal foofu li ko waral ab loi bu am solo lañu génnee ci mbirum fake news yi TikTok donc fi mu ne nii dakkal nañ ko foofu ci Russie. li ko waral mooy conflit entre Ukraine ak Russie. effectivement bi guerre ba tàmbalee foofu ci Russie ak Ukraine ba léegi dañu jàpp ne que TikTok plateforme la boo xamante ne nii dafay aussi permettre di véhiculer lii di fake information wala fake vidéo yi donc vidéo bu ñu mënti génne wala bu ñu mënti def wala information il faut toujours penser à authentifier ko. léegi nag dans ce contexte là si le gars yi waa TikTok ñoom it jël décision ne dañuy arrêter production wala contenu digital yi nga xamante ne moom la waa Russie doon def ci biir TikTok ñoom tamit ñu daal di arrêter lépp loolu yëpp pour daal di éviter fake news yi nga xam ne ñooy gën a yokk. moment bu délicat la ñëw nañ ci week-end bi ci semaine bi ñu génn wax leen actuellement guerre digitale sax la ndaxte conflit bu doy waar la donte ci biirum réseaux sociaux yi am nañ ci taxawaay bu am solo waxtaan nañu ak Manu Arthur mu expliquer ñu jafe-jafe yi ak surtout conséquences yi ci réew moomu fii ci réseau social bi nga xam ne. c'est ni day restreindre ay activités biir Russie maanaam day wàññi taxawaayam biir. am na solo Manu Arthur baaxoon nañu ñoom di dugg ci émission bi di ci joxe seen xalaat partagé ak seen ak téléspectateurs yi internautes yi heure bi mais ñu ngi waaj aña ñi ngi waaj julli mais ñu ci bëri ñu ngi bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne heure pause la ñu bàyyi xel émission li xew ci internet bi ñu ngi fi lundi ba jeudi à partir de 14h ñu ñëw yaatal mën ngeen hashtag bi midi plus la sunu net Facebook live YouTube live Instagram live fépp foo leen xam ne da ngeen di commentaire dañ koy gis daal di koy partagé ndoo ak yéen am na solo ñu daal di tënk daal di bàyyi ak El Hadj
ak invité mu yeggale. waaw Ndiaye di daal di tënk rek di daal di jox di daje suñu internet yi demain incha allah journée de la femme. di leen nuyu di leen jaajëfal. góor ñi dañu kii dañuy bàyyi jigéen ñi rek. on verra lépp la rek et puis di leen naan namoon naa leen yéen ñëpp gis naa seen message seen inbox et aussi di nuyu Pape suñu double élage bi ñu delloo ko rek antenne bi kon. amiin double élage Pape. double élage. waa koñ bi kaay leen xool. dal naa la delloo naa sa mu ca mboy mboy bi comme ni ñu koy waxee ni ma meloon. mais xam nga ni man du ma la baal dara. yaa ngi nàmpal ah. bu baax moo tax gisoo ma. voilà merci en tout cas.